miroir Covid-19 ci seen télévision Futur Média mbokk yi xarit yi dal leen ak jàmm ci suñu magazine ñu jagleel ko mbas mi di coronavirus dugg ci réew mi ñaari fan ci weeru mars ba tey ci lu jëm ci situation jàngoro ji xam leen ne ci bésu tey bi muy gaawu fanweeri fan ci weeru mai ministère de la santé et de l'action sociale def na junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukki test ci lim boobu téeméer ak juróom-benn dañoo ñëw am doomu jàngoro ji mu nekkoon juróom-ñeent fukk ak ñeenti cas contact yoo xamante ne service ministère bi ñu ngi leen doon topp ak fukk ak ñaari cas communautaire tey nag li ci gën a fës moom mooy ci lim bii di téeméer ak juróom-benn juróom-ñeent fukk yi ak ñeent ci Dakar lañ leen enregistré lu jëm ci cas communautaire yi mu yemook fukk ak ñaar fukk yi ci Ndakaaru lañ leen wàññee loolu di firndeel ne Ndakaaru moom mooy épicentre jàngoro ji di coronavirus ci biir Sénégal ba tax na ministère bi def na si taxaw seetlu sàkku nag ci ñëpp ñu gën a respecter mesures barrières yi ngir jële fi lii di doomu jàngoro ji di coronavirus niñ leen koy defee bés bu jot ci xibaar yi rawatina ci wàllu région yi tey région bu Kaffrine la ñuy njëkkee Kaffrine li ko waral Kaffrine moom ak Matam ñoom ñoo nekkoon ñaari région yi amagul woon coronavirus wante tey Kaffrine enregistré na kaam bu njëkk ci coronavirus mu di ab commerçant boo xamante ne ca Koungheul la fekk baax doon def navette nag maanaam dem bi ak dikk ci diggante Koungheul ak Touba ba mujj am doomu jàngoro ji bu weesoo loolu ñu ngay waajal itam tijjitiwaat école yi ñu jàpp ko ñaari fan ci weeru juin ba tax na école yëpp pare nañ rawatina ya nekk ca Mbirkilaan ci région bu Kaffrine la ñuy dem fa la ñuy tàmbalee tey jii ndax Kaffrine am na kaam bu njëkk ci coronavirus Oumar Ndiaye moom moo ñu fa toogal Oumar Ndiaye ñu ngi lay nuyu. jërëjëf sëñ Ibrahima Kane ñu ngi lay nuyuwaat tey nekk fii ci diwaanu Ndoukoumane xam nga tey ñu ngi ci diwaanu Ndiognick lañ koy dooree nga xam ne tey maire ba jël na école bu ci nekk am thermoflash ñu teewlu ci maire bi El Hadj Ndiollo. ñu jëm ci fukki école ak juróom-ñett. yaakaar naa ne jox nañ leen raxasookaay. amante jàngor bi loolu tax ñuy jënd thermopile. loolu nag soo gisee def ko mooy chef de village yi nga xam ne ñoo nekk ci fukki dëkk juróom-ñett yooyu. ki di jàppale directeur école yi. ndax ñoom mënuñ ci dara. directeur école yi itam am nañ ci responsabilité ndax kii xam-xam moo koy def. ci diwaanu Mbirkilaan maire ba tamit kenn demul bu des ndax jamono yi ñoom ñëpp yemb nañ ngir fexe ba élèves yi delluwaat ci anam bu mucc ayib ànd ak seen i jàngalekat ngir matukaay yëpp yoo xam ne soxal na ci wàllu école yi ñu taxawal ko Fall moo ni maire bu commune bu Mbirkilaan. comme jàngoro ji mi ngi fi te mënuñoo ñàkk ànd ak moom dem liggéeyi ñu fexe ba jël suñu matuwaay yi ñu gën a bari jënd ay masque aussi yu bari boole ci pour jox ko élèves yëpp élève bu nekk dañ lay jox lu toog ci ñetti masque waaye laata ñu jeexal nag sëñ Ibou jàppale ki xam ne moom moo di adjoint sous-préfet bu Mabo ñaax na tamit parents yi ñu fexe ba naam masque yi dañ koy joxe ñu fexe ba tamit ñi nga xam ne ñoo di parents yi gunge élèves yi ñu mën di sol masque yi ci anam bu mucc ayib ñu teewlu ci adjoint sous-préfet bu Mabo. C'est El Hadj Mbacké Gning, l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Mabo. li ci des mooy parents d'élèves yi nga xam ne ñoo ne ci biir kër yi war nañ mën nag di toppatoo seen njaboot di xool ndax sol nañ masque ndax masque bi set na ndax niñ ko war a solee nañ ko toppatoo ko ba nga xam ne bii lan ragal mu dal leen ci école yi incha allah du leen dal maîtres yi nga xam ne ñoo nekk ci classe yi lépp lu leen war ci élèves yi ñoom doon ko def bu soobee yàlla. li ma nekkoon sëñ Ibou leen jëlee woon ci miroir Covid-19 jox leen dig daje ci beneen bu ni mel. jërëjëf Oumar Ndiaye ginnaaw Kaffrine ñu demaat beneen région mu di région bu Matam comme ni ngeen ko xamee ci fukk ak ñeenti région yi Sénégal am Matam dong moo ci amagul kaawu coronavirus wante nag taxul ñu bàyyi seen loxo ñu ngay def kéem kattan ñàkk seen bopp ñàkk itam ñi leen wër ba doomu jàngoro ji du fa dugg bu dee nag kilifa diine yi ñoom ñu ngay wéy di amal ay ñaan ngir mbas ma bañ faa dugg médecin chef bu région bi moom ci li muy sàkku ci askan bi moom mooy mesure barrières yi ñu gën di ko respecté ngir fagandeku ci doomu jàngoro ji ñu dem kon ba diwaanu Matam Ali Bandel Niang moom moo fa toog Ali Bandel ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Ibrahima Kane di leen dalal jàmm fii ci région bu Matam gannaaw kon xibaar yi mujjee wadde ca ministère de la santé tey jii mun nañu jàpp ni région de Matam mooy mennum gox ci réewum Sénégal fi nga xam ni mbas bi dugg fi ñu ciy sant sunu borom bu baax a baax di ci profité di ñaax askan wi xeex bi jeexagul masque yeeg lavage des mains thermoflashage bi ak itam képp ku jóge feneen ñu daal di lay signaler ñi nga xam ni ñoo yore wàllu wér-gu-yaram lii sax moo tax tey Ibrahima Kane tey dama jagleel pàcc miroir Covid di technicien de la santé di docteur Latir Diouf moom mooy médecin chef district sanitaire bu Matam ndaxte bokk na ci docteur yi nga xamante ni daanaka
nekkatuñu seen kër poste de santé ya ba ci kër yi nga xam ne sax dañuy nit ñi dañ fay génne àddina dafay faral di dem di def ay prélèvement lii kon moo tax tey ba ma tànn ko ngir ñu séq waxtaan jéem a tirer bilan à mi-parcours waaye itam mu am message boo xam ni da koy lancer askanu di ñoo ngi sant yàlla mais di wax ne xeex bi jeexagul parce que day door a tombale di ñaax population yi ñu gën a góorgóorlu ci wàllu yi sensibilisation bu ñu doon def ñu continuer maanaam les mesures barrières di port de masque distanciation éviter xew yi ndajaloo yeeg yëpp ñu continuer encore di ko def ba léegi bañ a naagu et je sais que population yi approprié woon nañ en fait les mesures de prévention et loolu aussi dañu ci sant di leen ci gërëm et di leen ne bu ñu bàyyeeku bu ñu naagu leneen li am aussi am na mooy comme ni ñu doon def rek voyageur boo xam ne dugg si na ci dëkk bi nañ ko teel a signaler diw ko dugg si na fi wala diw boobu tamit warul xaar si ñu ko signalé moo war a déplacé wu dem pour xool bu nekkee ne am na ay signes ñu mën a xam ñu mën a prélever parce que loolu la ñu doon def te loolu la ñuy continuer def ba léegi. si yokk tam mooy jàngalekat yi nga xam ne ñëw nañu ñoom aussi lu ma doon wax rek ils sont très responsables et assez responsables je pense que danañu dimbale aussi lu ñu yëg seen yaram ñu dem si structure boo xam ne moom moo leen gën a jege pour ñu mun leen teel a dépister ñu mën a xool ba xam ndax am nañ wala amuñ donc loolu yëpp jël nañu suñu matuwaay daal di xaar léegi nag yàlla moom moo xam kañ la ñuy am cas wala duñu am cas wala du ñu am cas mais bu ñu amee daal ñu dinañ def lu ñu war lu ci war mais nag ne population yi tamit jarul ñuy ragal jarul ñu tiit waaw jarul ñu tiit nañ dalal seen xel te continuer jëlaat seen mesure de prévention yi nga xam ne vraiment ñoom ñooy yi nga xam ne ñoom mooy war. Ibou Kane kon mu ngi noonu donte keroog bi jàngalekat yi di ñëw tiitaange bu rëy amoon na barki démb rek dégg ngeen inspecteur d'académie mu doon dalal xel yi ndaxte enseignants yi ay responsable lañu docteur Diouf itam dëggal na ko léegi kay dañuy tàllal suñu loxo wéy di ñaan ci suñu borom di ñaan itam suñu kilifa diine yi yu mag yi ci gox bi ku lim juum la ñu nekkee woon seen kurus yeeg seen ñaan yi buñ ci bàyyi dara ba yàlla musal ñu ni mbas mi daanaka moytoo diwaanu Matam mu daal di takkaat ay bagages am génn suñu réew génn sax ci biir Afrique mu nekkoon kon ci tënk li nga xam ni moom lañ jàppoon tey kon ba ëllëg ak yeneen xibaar. jërëjëf Ali Bandel Niang ñu demaat ba beneen région ci biir réew mi mu di région bu Sédhiou ca région bu Sédhiou moom ni ngeen ko xamee ñu ngay waajal tijjituwaat école yi ñaari fan ci weeru juin ci loolu inspection médicale yi nga xamante ne ci école yi la ñu ngi wéyal seen plan d'action bokk na ci plan d'action yooyu ay émission rajo ngir nag sensibiliser askan bi ci Covid-19 rawatina élèves yi maîtres yi ak itam parents d'élèves yi ñu dem kon ba diwaanu Pakaaw Bakary Konté moom moo ñu fa toogal Bakary lan la ñu jàpp ci Sédhiou tey. Ibou Kane ñu ngi lay sant di la gërëm lu ñu mën a jàpp ci ouverture des classes yi fii ci diwaanu Sédhiou waajal bi gis nañu inspection d'académie bu Sédhiou inspecteur bu Sédhiou Papa Gorgui Ndiaye moom dellu si na ci organisation boo xamante ne IA mu ngi koy def pour mën a dalal enseignants yi wante tamit mën a def tout pour que cours yi mën a jaar ci yoon. xale yi ñu mën a nekk dans de bonnes conditions am na benn kuréel bu bokk ci biir IA di inspection médicale des écoles ñoom ñu ngi def ay jéego yu mag di xool sensibilisation yoo xamante war nañ ko def ci l'école yi ak tam ni ñu war a préparer enseignants yi pour nag xale yi ñu mën a respecter distanciation sociale yi Youssoupha Mané moo nekk coordonnateur bu inspection médicale des écoles bu Sédhiou di dellu ci projet boobu léegi. xaar ñu woon sax pour que président bi ne dañuy ubbi école yi ubbilaat école le 2 juin. dafa fekk ci ginnaaw déjà def nañu ay communication ay sensibilisation ci rajo yi tey fu ñu nekk ni ñu ngi bind beneen plan d'action bu nga xam ne ci lay jëm maanaam nu ñuy gunge élèves ak enseignants yi ci ubbite bi. ubbite parce que fii lii déjà ubbite la nu ñu leen gungee ci loolu ci raxas loxo yi ci lu ñuy solee masques yi nu ñuy dindi masques yi parce que c'est très important tey xale yi fii kenn mënul masques yi lu bees la donc lu bees nag da nga koy jàng. donc ñun ci loolu la ñuy dugg bien pour ñu jàngale leen ñu wane leen nu ñuy solee masque yi nu ñu lay dindee tamit nu ñuy raxasee loxo tamit nu ñuy toogee ci biir classe yi xam nañu ko sax mais léeg-léeg nit ki nga xam ne lu bees yi moom chaque fois faut nga rappeler ko naka la. donc ñi jàpp ni Ibou Kane ni inspection médicale des écoles ñoom nekk na kuréel boo xamante ne ñu ngi yàgg ci sensibilisation fii ci diwaanu Sédhiou di faj xale yi ci l'école yi les premiers soins di ko def ci Sédhiou ñi daal leen xàmmee trop ci terrain bi ñoom depuis février ba commencé ba léegi ñi ngi def fa ay émission rajo wante tamit di amal ay sensibilisation ñi ne loolu nag dinañ ko wéyal balaa ouverture bi bu amee tamit dinañ nekk sur le terrain pour ñu mën a réussir jàngale bi. ginnaaw Sédhiou ñu demaat ca beneen diwaan mu di diwaanu Bambey ci région bu Diourbel foofe ñu ngay waajal itam bu baax a baax lu jëm ci tijjiwaatu école yi ñaari fan
ci weeru juin bi ñu dëgmal maanaam talaata bi ñu jëm boo demee ca biir daara ya foofee ca diwaanu Bambey dispositif bu am solo lañ fay fekk moo xam ci pompe école yi la rawatina naka la ñuy organiser jàngiwaat bi ñaari fan ci weeru juin ngir xam ci dara nag dañuy dem ba Bambey Babacar Diouf moom mooy borom moom moo ñu fa toogal Babacar ñu ngi lay ziar. da ngeen jëf école le 2 juin lañ ko war a tijji ci Sénégal yëpp Bambey di waaj def lu ni mel lépp yemb na fi mu nekk nii waa service d'hygiène commencé nañ def li nga xamante ni moo di liggéey bi. La coordination de madame le préfet avec le maître de supérieur inspecteur Sidibé mu wooñu ñu toog waxtaane maa ngi koy wax parents d'élèves yi na seen xel dal parce que produit bi nga xam ne moom la ñu utiliser pratiquement ba feebar bi jógee ba léegi même centre yi nga xam ne foofu centre de traitement la produit bii ñu yor moom la ñuy utiliser foofu. liggéey boobu nag am na beneen liggéey boo xam ne nii moom lay àndal mu di jàngalekat yi nan lañ leen di defee ci école yi nan la ñuy préparer yore xale yi directrice d'école bii moom la ñuy xamal. la classe donc bi ma ko répartir daal am naa 6 classes léegi 3 maîtres CM2 yi dañuy jëlaat seen i classe jël 3 CM1 yi affecté leen yeneen classes yi 3 maîtres CM1 yi affecté leen yeneen classes yi muy bu ko defee ñu doon au total 6 ñi ci des nag nekk ci lavage des mains bi ak beneen liggéey daal bu ñu war a def ca école. gone yi daal mën nañ fee nekk te wàllante bi du am aussi dinañ respecter aussi distanciation bi ñu wax. ci beneen wàll bi nag inspection bi nga xam ne moom moo ŋànk lépp luy njàng ak njàngale ci diwaanu Bambey moom tamit pare na fi nga xamante ni moo di préparatif yi lépp yemb na lanu inspecteur bi xamal. enseignants yi comme ñi nga ko waxee ñoom ñëpp ou bien l'essentiel des enseignants rejoindre nañu actuellement seen ay postes. ba fi mu nekk réaménagement yi nga xam ni moom la ñu waroon a def pour réorganiser aussi les classes directeurs yi chef d'établissement yi aussi def nañ ko ba fi mu nekk daal li ci des mooy xaar enseignants yi vraiment xaar xale yi le 2 pour ñu mën a démarrer vraiment dans de bonnes conditions. duñ ci des ginnaaw parce que inspecteurs yi ñoom ñëpp ñu ngi ñëw incha allah léegi dinañu am teg benn plan de supervision. boo xam ne dinañu mën a wàcc sur le terrain pour mën a di xool lan moo fa am encore il y a un dispositif boo xam ne ñu ngi fi boo xam ne dañuy appuyer wu aussi sur les codecs ak maintenant sur le collectif des principaux ñoom tamit dinañu def ay remontées d'information su ko defee maintenant dinañu topp mbir mi au jour le jour maintenant di xool li nga xam ne moo fa jërë ngeen jëf lii lañ leen fi indiloon ci xibaar bu jëm ci mbas mi ñu jooyaloon ko tey nag jëmal ko ci préparatifs yi nga xamante ni ñu ngi koy waajal ubbite école bi te parents d'élèves yi war a yóbbu seeni doom di leen surveiller ndaxte mbas mi mën leen a teggi ba faw dellusiwaat ba ci région bu Dakar rawatina ci banlieue am fële ca Yëmbal Nord foofee doomu jàngoro ji mu ngay wéy di fa lëmbe bëri na ay cas positif yoo xamante ne nemmeeku nañ ko ca diwaan ba loolee tax ba maire ba di sàkku ci askan bi ñu def kéem kattan ñàkk seen bopp ñàkk itam ñi leen wër rawatina ci ubbiteb école yi ñu dëgmalaat ñaari fan ci weeru juin dañuy dem ba banlieue bu Dakar Salif Sow moom mooy borom Salif ñu ngi lay nuyu. dal leen ak jàmm ñu ngi ci commune bu Yëmbal Nord nekk ci département bu Pikine ñu ngi ci bureau maire bi di Daouda Ndiaye Yëmbal Nord am na ay cas am na lu mat ñaar fukk ñu ca bari wér nañu ba dellu seen i kër waaye am na yeneen i cas am na lu ñuy wax ay cas contact monsieur le maire yi nga xamante ni léegi gouvernement bi dafa décidé ngir bàyyi leen seen kër ñu leen fay xool. si ñooñu laa njëkkee ak yow taxawu bi ci askan woowu si njaboot yooyu est-ce que maire bi nga koy amal. ñu ngi rafetlu taxawaay médecin chef de district docteur Pape Samba Dieye mu nekk un proche collaborateur koo xam ne dañuy discuter ak moom ci question bi mu ñuy jox ay indications yu leer ñuy fekk aussi cas yooyu noonu seen kër di leen jàppale ci li ñu mën. tey jii aussi moment bii nga xamante ne dañuy bàyyi ñun ñi seen kër yi daf ñuy jox indication yi ñu jël contact gu cabinet du maire ñu dem fekk leen fañ nekk yóbbul leen li nga xamante ne moom lañ bëgg a dimbalee ci wàllu dund. leneen loo xamante ni moo xew jamono ji mooy wàccaayu ubbitewaat l'école bi wala boog delluwaat ci classe yi le 2 avril lay nekk talaata gii di ñëw incha allah école yi am na ay ceeb yoo xamante ni fa lañ ko denc. mairie bi fa la toll ci wàccaay yi jëm rawatina ci wàllum désinfecté bi ak disponibilité salle de classe yi ngir mën a dalal élèves yi. lycée bi la ñu jëloon nag pour def fa dund bi te wax dëgg yàlla am na assez de salle de classe yoo xamante ne nekkuñu ay classe d'examen donc ñooñu foofu posé wul problème ci denc dund bi ci mbirum ubbi yi aussi commune bi. taxawaayam bi mu am dem na am taxawaay bu mat sëkk par rapport ak loolu mooy def nañ tournée
ak commission éducation ak formation def tournée ci école publique ci école élémentaire yi mais aussi def tournée ci école privée yi recensé 8 écoles élémentaires yu fi nekk ak lu toll ci ñeent fukki école ak juróom ci privé bi ñoo xamante ne dañu ànd ak ñoom ci liggéey bi depuis 2 jours ñu ngi wër di désinfecter ñu ngi dem ci école yi préparer ay jumtuwaay yoo xamante ne moom lañ leen di jàppale boo xoolee masques yi suñu ginnaaw masques yi artisans locaux yi ñoo ko defar pare nañ pour bu école ubbee élève bu nekk ñu jël masque teg ko ci sa loxo waaye ay gel hydroalcoolique ak savon ak javel gel bi nga téye sa loxo c'est un gel made in Yeumbeul commandé nañ ay bassines commandé nañ aussi équipement yi nga xamante ne mooy dispositif de lavage ñu bëgg installer au niveau des écoles. jërë ngeen jëf Salif Sow Asmalik Diop Yeumbeul Nord Miroir Covid 19 TFM. jërëjëf Salif Sow ci diwaanu Yeumbeul mbokk yeeg xarit yi xibaar yi soxaloon Covid 19 ci biir réew mi fii lañ ci yemadi dañuy dem ba biti réew rawatina doomu Sénégal yi fay dund naka la ñuy dundee ak doomu jàngoro ji ana lan moo fa gën a fës ci wàllu xibaar ginnaaw bàkk bi ñu dellu si. ci Côte d'Ivoire la ñu koy dooree Côte d'Ivoire li ca gën a fës moom mooy Abidjan dañ ko tëj ba fukki fan ak ñeent ci weeru juin loolee ngir bañ nag virus bi lawaayam di gën di continuer ca dëkk ba wante nag ay jafe-jafe ñu ngi ko fay nemmeeku rawatina ci doomu Sénégal yi nga xam ñoo fay dund ndaxte seeni activité ba léegi dafa gàllankooru bokk na ci ñooñu tailleur ya nekk foofe ñu dem kon ba réewu Alassane Dramane Ouattara foofee suñu sëriñ maam Cheikh Ibrahima Fall lañ fay fekki. salaam Serigne Ibrahima Kane ñu ngi lay nuyu di la jottali nuyoo waa Côte d'Ivoire ñu continuer ngeen suñu émission Miroir Covid 19 tey nag ñu def benn déplacement ñëw dans la commune de Yopougon waxtaan si fi ak ay kilifa yu fii liggéey di ay sénégalais waaye Serigne Ibrahima bala ñoo commencé Côte d'Ivoire mu ngi doon déglu le président Alassane Ouattara dimanche pour mu génn ak ñun wax ak ñun ci fermeture ak ouverture du Grand Abidjan mais malheureusement chef de l'État dafa mujj génn ne dañ koy yokk ba le 14 de ce mois de juin lu tax parce que fii lu toll ci ñaari junni ak juróom-ñaar téeméeri doomi aadama ñu ngi yor doomu feebar bi fanweeri nit ak ñaar ñàkk nañ seen bakkan lu toll ci junni ak ñetti téeméer lu topp wér nañu ba tax na président nee na jàpp na ne yëf yi dafa yokku kon nanu bàyyi ba le 14 de ce mois de juin ñu soog a xoolaat Serigne Ibrahima loolu laa indi tey ci li nga xam ne mooy bilan bi ma dugg commune bu Yopougon fekk fi kilifa ñu naan ko Alaaji Racine lii mu nekk ci li nga xam ne mooy defaroon t-shirt ak ñaw ci lañ koy déglu mu waxtaan ak ñun ak askan wi ma jox ko suma kàddu. usine bi xoolal mu ngi nii dégg nga dañu liggéey samedi ak dimanche yëpp dañu liggéey mais foo leen fu mu nekk nii dem nañu foofu gis nañu yëpp dafa dañu taxaw même les 16 là tout on a mis ça en haut mais bu njëkk dañu liggéey samedi liggéey dimanche bon léegi d'accord on n'a pas diminué le personnel parce que patron bi dafa nekk ku baax mais sinon mën nañu wàññi personnel bi mais dafa ne suñu leen wàññee fu ñu jëm loolu la wax su ma leen wàññee fu ñu jëm parce que ñoom tamit ay borom njaboot lañu léegi nag dama di bàyyi fii ñu bokk méthode bi mais loolu c'est très important en tout cas ñu ngi nii wàññiwuñu kenn mu ngi nii malgré tout fu mu nekk dafa jafe suñu mënee dimbali ñu fu mu nekk nag même man sama bopp ubbi naa confection ubbi naa ko samay doom jox leen mu ngi fii confection baa ngi fii mais ouvrier yi mënatuñu liggéey parce que amatuñu doole dégg nga maa ngi doon ñaan sax dégg nga moom yàlla baax na tey jii ko su ñëw ne fii maa ngi doon ñaan sax pour état bi dimbali ma pour ma am tuuti pour mën a jëndi ay tissus pour jox am na ay commande mais amuñu xaalis am nañu ay commande mais amuñu xaalis fu mu nekk suma doom laa jox confection mu ngi fii on a combien de machines au moins 20 machines. On a 20 ouvriers, plus les coupeuses de fil, plus les plieuses. Ñu ngi fii mais fu mu nekk ñoom ñëpp ñu ngi toog parce que am nañu ay commande mais amuñu xaalis maa ngi ñaan sax da nga am pour Macky mu dimbali ñun ñi nga xam ne amuñu doole mu dimbali ñu pour ñu mën a am da nga am jox leen da nga am ñuy liggéey parce que malgré que da nga on est à l'étranger mais on est comme chez nous parce que ici là il y a les Sénégalais qui sont là qui travaillent avec nous ils sont là. Même à cette usine fi may liggéey am na ay Sénégalais yu fi liggéey mën naa compter au moins 7 Sénégalais ñu ngi liggéey ci man
waxantuma nag atelier bi ubbi fële. fii laay wàccee suma kaddu di leen jox rendez-vous suba ci kattanu yàlla di ñaan yàlla sans borom jële fi coronavirus. jërëjëf Mame Lamp Fall ñu demaat beneen réew mu di Italie foofee doomu Sénégal yi fa nekk dañoo demoon ci consulat général ba nekk ca Milan lan lañ doon wut foofu maanaam ñoom doomu Sénégal ya fa nekk yépp mbirum papier lu jëm ci ay passeport ak yu ni mel moo leen yóbbu woon ci consulat général boobu ba tax nag dajaloo bu am solo ñu nemmeeku woon ko foofu loolee tax ba consul général bi di sàkku ci ñoom ñu def ndànk ànd ak dal rawatina itam respecté bu baax a baax mesures yi nga xam ne moom la ñu joxe ñu dem kon ba Italie rawatina ca diwaanu Milan fa consulat général bu Sénégal nekk Augustin Faye la ñuy fekki. ñoo ngi lay fay di la nuyu it di nuyu rek ñëpp ñi nga xam ne nag ñoo ngi seetaan rek miroir Covid 19. ni nga ko waxee rek Ibrahima Kane ci fan yi ñoo ngi seetlu rek dajaloo nag gu metti rek ca buntu consulat général bu réewum Sénégal nekk nag fii ci Milan mu waral ko rek wutum passeport wala boog yeneen i xeeti document rek te mu yitteel nag ña di fa teer. waaye nekkinu mbooloo gi ci buntu consulat gi nag dëppoowul ak matuwaay yu réewum Italie taxawal nag jëm rek ci mbas mi naka la askan gi war a taxawee nag ba liggéey gi nag gën a yemb ba la tax a jóg rek sotti ca anam yëmu gëne kii nag di son excellence madame Rokhaya Ba consul général bu réewum Sénégal ci Milan yëkkati na ci nag ay kàddu ñu teewlu ko. asalaamaaleykum may nuyu di ziar suñu mbokk yi. di leen nag balu ak gannaaw ba ñu leen baale ak ba noppi di ñaan rek wax dëgg yàlla nangu ñu lépp luñ ko jaamu ci koor gi mais itam mu dàqal ñoom mbas mi nga xamante ne moo dal suñu kaw gannaaw nag ba ma masawoo suñu mbokk yi fi nekk ñëpp ba pare may jéggalu ci kàddu yi nga xamante ni maa ngi koy bëgg a yëkkati ndaxte dañoo nekk ci toll ci jamono boo xamante ni xëy na dafa am lu dal suñu kaw mu di ne dëkk bi ñu nekk dafa bëgg a régulariser ñi nga xamante ni ñoo fi nekk wante may remercier nag sax foofu sax laa waroon tàmbale sama kilifa yi nga xamante ni ñoo ma nangul ba ma mën a taxaw waxtaan ak yéen xëy na naam dañoo bëgg a jàppale suñu ay mbokk waaye dañuy ñaan itam suñu mbokk yi ñu jàppale ñu ndaxte xëy na jamono gi mu tombeel dafay jamono bu xaw a particulier ndax dafa tombe ak mbas mi tombe ak crise bi am ay normes yu bees yu dëkk bi tëral kon may ñaan suñu mbokk yi ne bu ñuy ñëw ci consulat bi naam ñi soxla bari nañu wante discipline bi ñuy wone fépp nga xamante ni lieu public la ba ci supermarché yi ba ci poste yi ba ci banque yi mu di ne ñëpp rang te rang bi ñuy soriyaatoo 2 mètres ma leen koy ñaan ñu respecté ko itam ci buntu consulat bi ndax liggéey bu àndeek discipline ak ordre dina neex a lijjanti di ñaan itam suñu mbokk yi nga xamante ni dañu renouveler seen ay séjour nañu may place privilégiée suñu rakk yi ñi nga xamante ni ak suñu doom yi fi nekkoon boobu ba léegi te këyit tëleen te waxtu wi di seen waxtu xëy na naam dina jafe mais dama leen koy ñaan ñu xam ne yàggul ndax sanatoria bi yàggul te dañ cee bëgg wax dëgg yàlla jàppale suñu mbokk yi lu ñu mën te comme bëgguñu nag am benn jafe-jafe ndax di leen bëgg a jàppale dañoo bëgg ñu xool nu mu gën a yembee ñu doxalee ko rendez-vous nañ leen di jox damay ñaan kuy ñëw ci consulat bi na fekk nga am sa rendez-vous ba pare ndax ma leen di biral na fi ñu toll nii fii ba mercredi prochain les listes sont déjà pleines moo di ne fii ba mercredi rendez-vous yi joxe nañ ko ba consulat bi chaque jour na mu war a jël la mu mën a jël na ko pour enrôlement yi xëy na nag matee fépp yàlla rek moo ko mën wante am nañu yaqin ne suñu état mu duñu seetaan te dinañu renforcer incha allah rabbi kon may ñaan ñi nga xamante ne ñoo féetee ci sud bi ndax état bi yéen la fi nekkal kon ñoom xam nañ ne dangeen war a renouveler ndax wax dëgg yàlla kilifa yaa ngi def seen kéem kàttan ngir mën naa ñëw jàppale leen ngir ngeen mën a am seen ay passeport te am nañ yaqin ne balaa ci ay fan yu néew incha allah rabbi renfort dina am ci centre ba renfort dina am ci sud ba kon ñuy ñaan ñi nga xamante ne ñoo féetewoo côté boobu noonu ñu xam ne dina ñëw ba foofu incha allah rabbi jàppale leen.
mu nekkoon li ñu leen indiloon ni ki xibaar ñeel mbas mi fii ci réewum Italie di la jox rek dig daje ëllëg nag ci beneen numéro. jërëjëf Augustin Faye ci diwaanu Italie mbokk yee xarit yi mu mel na nag tey foofu la ñuy yem ak yéen ci wàllu xibaar mu soxal mbas mi di Covid 19 wante laataa ñooy tàggoo dañuy xool suñu tableau de bord niñ leen ko waxee woon. mbas mi ñaari fan ci weeru mars la dugg fii ci réew mi boobaak léegi wàññeegum nañ ñetti junni juróomi téeméer ak fanweer ak juróomi cas ci lim boobu junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak benn wér nañu am na si ñeent fukk ak ñaar ñoo xamante ne dañoo mujj ñàkk seen bakkan am tamit junni ak juróom-ñaar téeméer ak fanweeru benn ñoo xam ne ñu ngi saytu seen yaram ci lim boobu nag am na ci fukk ak ñeent yoo xamante ne ay cas grave lañ maanaam jamono ji ñu ngi ci service réanimation ñuy ñaan suñu borom mu yëkkati leen ak jàmm ak salaam ba ñu fekki seen njaboot mbokk yee xarit yi seen miroir Covid 19 la woon ci télévision Futur Média lépp aju ci opération daan corona dig daje ëllëg ak beneen numéro jërë ngeen jëf.